jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fi soir d'info di dalal maître Tine maître Abdoulaye Tine président USL ñu faram-fàcce ko muy Union sociale libérale maître ñu ngi lay nuyu. waaw jaajëf DER. maa ngi lay fay di la jaajëfal ci dalal bi di am mbégte ñëw fii ak yow. alors titre bi mun na provocateur maître Tine qui plaide sur tous les fronts dafa fekk ni tamit situation politique bi dafa jax-jax boo xam ni am na sax lu xew ba bitim réew situation migrants yi dinañ ci wax mais justement actualité politique bi verdict yu ñu doon xaar par rapport à des leaders politiques comme Ahmed Aïdara maire de Guédiawaye finalement il écope d'1 mois avec sursis moom la ko tribunal mook ay ñoñam donc féexal nañ leen ñibbi nañ seen kër yow nooy interpréter verdict boobu. waaw man ci suma bopp interprétation bu ma ci am moom mooy ñaari mbir. man ci li ma gëm man gis ko. xam ko ci droit. tey luñ ko toppee dañ ko waroon a seetal wicc. parce que moom Ahmed Aïdara maire la. ci commune. yoon jox ko ay pouvoir de police général. maanaam cër ba mu fa am. moo ëpp cër bu préfet yor benn. ñaar muy génn di dem di liggéey parce que démb ci ngoon ci waxtu bi maa ngi woon këram. di diisoog jabaram. ak ay rakam seeti woon nga njaboot gi seeti woon naa njaboot bi démb. ñu wax ma ñu mbir yi demee. ak ñu ko jàppandool. ak nañ lañ traité. ñaata lañ ko jàppandool. démb ñoom 7 lañu jàppandoo woon. c'est-à-dire moom ak garde rapproché am. ak ñeneen ñi nekkoon ci wetam. kon féexal nañ leen ñoom ñëpp ak sursis. waaw mais mbiru mi nekkul sursis bi kese. parce que dama jàpp ni tey lu ñu ko doon reproché xam nga mu ngi mel ni tey. ñu ñëwoon jiiñ benn nit. nekkoon néew bi fanaan ci jàkka ji yaa ko rey maanaam dafa nekk infraction impossible. maanaam tey bu ñu ñëwee préfet jël benn dogal. ne fii dañ fiy aaye ku fi manifester. maanaam aaye boobu ci territoire boobu la. biñ ko aaye maanaam boo tànk teggagoo fa sa tànk. maanaam bu dee yow dañu lay tuumaal ne da nga jalgati loolu mais mënoo jalgati li nga xam ne nekkuloo fa. balaa ngaa naan nam. ne fa comme lu ñuy wax ci olof moo tax ma jàpp mais ci laaj tamit est-ce que du dañ doon kar justement comme ni ñu def Ousmane Sonko comme ni ñu def ñeneen Barthélémy Dias ñu bañ génn seen kër. wala ñu bañ a sori ba di yegg ci manifestation mais yoon mais est-ce que loolu it délit la. c'est ça la question yoon moo mayul nit ka kar nit surtout maire. mais maire lu muy def du administrer dëkkam. même bu manifestation amee. mu jóg moom ci liñ ma xamal. foofu famille ci habitude am la woon. di jaaree noonu. yoonam surtout même bu dee am na ay woto. këram war nañ ma woto yi maanaam dafa tam di dox ak ay tànkam saa yu xëyee dem ba maire yi. donc loolu mënuñu ñëw rek am ñaaw njort. ñu teg la ay tuuma. ba tribunal di ko fësal. moo tax manifestation ba nga jëm mooy. waaw loolu moom mënuñu ko nangu. ñoom ñooy xool ak seeni avocat maa ngi aussi rendre hommage ak confrères yi nga xam ne ñoo assuré défense su dossier bi di masawu famille bi et surtout moom di ko encourager ñoom ñooy xool mais man ci lu ma jàpp. mooy décision bi dañu ko war a def appel parce que genre précédent bi mënuñu ko bàyyi mu jàll. benn ñaareel bi foofu laay jeexalee. mooy jàngat bi moom mooy tey yoon dafa teg ci ndoddam. ak ci ñooy ak ñu mu àndaloon. benn daanu benn weer bi nga xam ne du ko tëdd. waaw mooy sursis. pourtant tëdd na lu ëpp juróom-ñeenti fan. mais loolu moom mooy li may dénoncer. mooy gouvernement wu Macky Sall. day ñëw jël ay tuuma. ndaam xam na ni tuuma yi du antu. wala maanaam même boo ci amee peine doo ci am peine bi nga xam ne da lay yóbbu kaso. mais dañuy ñëw maintenir la artificiellement di dóor dàqe parce que dañu ne flagrant délit la. ba pare naan pare wuñu ñuy dàq alors que yow am ngay garantie de représentation. finalement laataa ñu laa àtte ba yoon di la seetal jot nga jaar prison. et puis yóbbuñ ko n'importe quelle prison dañ ko yóbbu Sébikotane. loolu da lay tax ngay wone oui lan mooy différence beeg yeneen ñi Sébikotane. non mais xam nga ku nekk fii maire. quand même est-ce que soxla nañ la di la diri ba Sébikotane alors que am nañ prison fii buñ lay téye. maanaam yóbbuwuñu ko Rufisque jugé ko wala ci feneen. Guédiawaye Pikine fii lañ ko yóbbu. maanaam loolu yëpp li ma lay wax rek maanaam c'est une manière de frapper les esprits. moo tax dafa jot Macky Sall arrêté. maanaam mu ngi yor yatam di dóore
wante jaay doole baaxul comme ni ñu koy waxee fii foog mu delloo si xelam. alors kon yow jàpp nga daal ni sursis bi du yoon ba même bu dee ñibbi na këram pour yow na ay avocat am def appel ñu àttewaat. waaw. jar na ko ci man yow jàpp nga ni jar na ko. loolu noonu laa ko gisee man. léegi moom mooy décider ak ay avocat ak ay avocat am. lu ma koy firndeel. moom mooy du moom kese la jàppandoo. waaw sëram bi nga xam ne waxtaan nag moom. sëram dañu ko ñëw jàppandoo koog moom. alors que dafa dégg histoire bi. rek dem seeti lu xew ko waaw. téye nañ ko ñeenti fan. ba sànq ci suba mënuñu la wax ban motif lañ ko téye. garde à vue déferment wala. non dañ ko téye. chaque fois bu laajoon ci lu ma wax. maanaam dañ koy naan dellul dama toog sa place ñu ngi ñëw. ok ñeenti fanu yàlla ñu téye la bàyyi la seetal la sans charge. mais ñooñu foog ñu retourner au contre l'État. ña nga xam ne ñoo joxe ordre yooyu ña ko def foog ñu xam ne doole bu ñu leen askan bi jox dañ leen ko jox pour des finalités. tey bu ñu lay wàññi wala ñuy téye bu ñu lay privé de liberté yoon lu mu wax sans délai on doit te signifier ban régime nga nekk. garde à vue rétention administrative wala résidence surveillée. gis nañ ko ci manifestation yi nit ñi bëgg a génn seen kër mais kooku ce sont des actes graves à la limite ce sont des délits contre la constitution yi nga xam ne ça engage la perte de responsabilité pénale personnelle de Macky Sall même bu jógee au pouvoir mais des autres personnes yi nga xam ne ils sont victimes. mais maître foofu tamit palaak est-ce que gëm nga ni pour à ce niveau là dañuy woo Macky Sall naan ko ndax nañ jàpp maître Tine wala nañ jàpp est-ce que c'est à ce point. xam nga nu justice tëddee fii. ñaata yoon nga gis ministre de la justice génn di nabu ne diw maa ko jàppalu gis nañ ko ci baara dolli dëgg la wala dëgg. loolu lu muy firnaal moom mooy tey dañuy décider que yow dañu lay bëgg a teg loxo. après ñu wuti ay motifs yi nga xam ne moom la ñuy teg ci sa ndodd. moom la ñuy wax ci droit di ko jàngal étudiants yi c'est la théorie du motif objet. maanaam dañuy wuti blay. nga xëy na yow wolof bi ñu yegg si ñu wax ko ci wolof collé motif. collé motif ni ñu koy waxee fii dañ lay collé motif maanaam da ngay ñëw. bu dee wolof yi noonu lañ koy waxee. waaw mais ma collé motif. dañ ma collé motif. mais loolu mooy tax aussi que mën nga toog yor sa yat. di dóore mais bés boo demee ba jeexal boo moytuwul nag nit ñi dañuy jël loolu yëpp teg tribunal spécial comme ni ñu ko defee woon fii. gis nañ ko ICEN après lu nekk wax nañ ko ci. alors que violation des droits de l'homme yi dafa wulli woon ñaay. finalement nit ñi dañuy ñëw daan règlement de compte la. alors que ba mu toogee ci jal bi la ko neex la doon def di jaay doole. alors dañuy surveiller toujours cette situation avec les leaders de l'opposition au tribunal de Dakar cette fois-ci ñi ngi xaar verdict bi pour Déthié Fall Mame Diarra Fam ak ñeneen ñi ñu leen jàppandooloon ñi ngi koy surveiller donc bu arrivé en cours d'émission dinañ leen ko àggee sinon ba léegi metti ni may wax vous plaidez sur tous les fronts ñu dem ci conseil constitutionnel ak na mu dàqee mbirum parrainage bi nga yóbbu mbir yi ci CEDEAO ak boobu tamit sentiroo ni da nga ci wéet trop nit ñi topp ñu la ci opposition yi topp ñu la ci. ndaam wéetoon nañ ci njëlbeen. maanaam ca càppandal ba dogal ba daanoo. maanaam classe politique bi yëpp. moo unanime. ne mbirum parrainage nuñ ko xeexee noonu la waroon demee. léegi ñëpp doon xaar Macky Sall am ngor gu toy nii. maanaam mi nga xam ne mooy présider Union africaine nekk ci communauté des États de l'Afrique de l'Ouest muy CEDEAO fu ñu ne dañuy woote pour sanctionner benn nit war a rëq ndigam moo njëkk ci table bi ñu jàppoon ne moom dana am ngor ak exemplarité bi nga xam ne day wone ne décision bi dama koy jëfee comme ni ñuy xaar ci état de droit normal. mu lànk ba carré ne du ko jëfee. li ñu dese woon moom mooy. ndaam assemblée nationale ak majorité am xam nañ ne parrainage dafa xëtt yoon forcé nañ jàllale loi bi tey ministre de l'intérieur am mooy pouvoir exécutif bi dekkalaat parrainage lu ñu dese woon moom mooy ñu gis troisième pouvoir bi maanaam conseil constitutionnel ak cour suprême. waaw bett la cour suprême dàq sa sàkkuteef. non bettuma dafa mel ni amoon nañ ci parce que yaakaar bu bëri ni ma gisoon ngeen nit ñi di ko xaaree ngeen koy xaaree ñu naan cour suprême war na àddu ci requête maître Tine mais est-ce que da nga ci mujj am yaakaar bu tas wala bett tamit du yaakaar bu tas ngir ñaari mbir ñaari recours lañu dugaloon waaw ñaari recours yi benn bi la ñu àttee beneen bi
mu ngi ñu teg foofu. waaw des na koo àtte. peut-être xaw ma lu ñuy xaar. peut-être dañuy xaar mbir mi ëpp loxo ñu génne ko comme roue de secours wala stratégie de sortie de crise. mais lu leer ba leer lu tax lu yaakaar bu tas. lu tax aussi nit ñi loolu jarul ngay nekk juriste wala ngay nekk avocat. pour nga xam ni même yow tey mii taxaw nekk journaliste. maanaam convention internationale yu régir métier wu journalisme ak le droit du travail de l'OIT. kër gi ngay liggéeyal mënu ko jalgati. ministre du travail mënu ko jalgati. loolu moo tax mbir mi dafa leeroon lu leer moom lu ne fang kenn du ko dataal comme ñuy wax ci olof maanaam moo taxoon ñu jàpp ni Cour suprême amul fu mu mën a jaar. wala conseil constitutionnel. Bougane Gueye Dany ba mu dugalee recours am wax rejet yi contesté dysfonctionnement yi fu ñu jeexale moom mooy coow li. parrainage warul woon am. conseil constitutionnel daw mbir mi won ñu ne. Cour suprême moo ci war a ardu ñu doon xaar Cour suprême mu atte bu leer dañ Cour suprême moo tam dellu laqatuwaat ci conseil constitutionnel ne at jële passé conseil constitutionnel ci présidentiel bi jëloon na benn décision bi nga xam ne dafa daganal mbirum parrainage maanaam dañ ñuy fowe ping pong la maanaam da ngay wax ci dina la kële mais loolu lu muy firnaal rek moom mooy dëgg ñun ñoo nekk ci dëgg. mais maître tamit est-ce que waruñu nangu ñëpp bokk mànkoo ni xeetu parrainage moo xam nuñ koy defee segg moom foog mu am. naka lañ koy defee xëy na mooy coow li. kooku amul benn sénégalais. bu ànd ak xelam. bi nga xam ne d'accordul que dafa jot ñu organiser langue politique bi. mais ñuy segg. mais laaj buy samp moom mooy tey. seggin bi. mais droit lépp démocratie. mais du hasard rationalité la. dafa war a nekk li nga xam ne xel mën na ko daj. mais li ñu fi dégg tirage au sort mais li ñuy fo maanaam dépôt liste bi. finalement mais boobu it xel nangu na ko parce que bu njëkk ba dafa amoon xëccoo ba dóorante sax. jot na cee am. mais léegi nag bu ñu nee ñu tirage au sort ñëpp manko bu ñu tiré tamit li ngay wax. xam nga tirage au sort pour déposer san. non enjeu bi boo tax. ban enjeu la. parce que ku njëkk a déposé. yow mënoo am doublon. yaa jiitu. waaw c'est vrai que donc nañu bàyyi caaxaan. waaw mais qu'on laisse aussi nañu bàyyi foowe institution yi. oui mais qu'on laisse aussi le sort parfois choisir. non mais xam nga nag. et puis ku ci nekk jéem a def en sorte que bon xam nga loolu nga bañ am doublon. ku ci sàggan aussi ba signal ñaar tamit daan yi ñu ne. waaw kooku citoyen électeur bi ko def daan yi war bu la ci toppee nit ñi yëg ko xam ko mais dinañ ko bàyyi. mais foofu la ñu xëttee ponk ak charte démocratie. xam nga état dafa am nu mu laloo. nekkuñu ci royaume nekkuñu ci kër buur Macky Sall. maanaam état moderne ni ko théoriciens yi lalee mooy lépp. day tegu ci rationalité. lépp xel daf koy mën a daj. nga am sécurité juridique maanaam fooy teg sa tànk xam nga ko beneen bi moom mooy maanaam dañu teg seen ndëggu sërëx ñoom ñu mujj a tàbbi ci biir parce que ñoom ñoo dem teg parrainage ba bis benn ñu ne leen jàpp nañ leen la. conseil constitutionnel loolu moo tax xel mënu ko daj. man juriste du ma mos a accepter que conseil constitutionnel ñëw pour valider liste Benno Bokk Yaakaar ci lan la sukkandiku maanaam Benno déposé le 5. ministre de l'intérieur dugal benn arrêté le 6 ne léegi ku déposé grawul même bu ëppee duñ ci jël ci boobu ñu publier ko au journal officiel donc le 7 mu war a dugg en vigueur 24 heures après le 8 mu ngi mel ni rek tey rétroactivité bi moo lay poser problème mais mu ngi meloon nañ tey ñuy def examen wala ñuy def dictée ñu teg règle yi ba pare ba ñu bindee ba teg ba dem tëddi suñu kër. ñu ne la ba ngeen di nelaw changé nañu règle de correction. léegi dootuñu bind oignon avec. voilà dañ ciy def kaa ak yooyu voilà boo ci deful tey ñàkk nga xam nga nañu bàyyi caaxaan. loolu sa kàddu conseil constitutionnel li mu ciy dellu si dafa bëri donc est-ce que conseil constitutionnel mooy problème bi wala ndax dañu war a dellu cour constitutionnel yan réforme la ñu war a jàngat ci lii nga xam ni am na ñu def ko ngir dépasser ko coow yu mel ni bañ a amati. en tout cas ñun réforme justice boo xoolee Sénégal. problème yi ñu fi mos a am yëpp ci justice la jóge maanaam tey dafa jot conseil constitutionnel. cour suprême. ñu dissoudre leen. ñun suñu projet politique loolu la teg falan maanaam tey dañu war a am benn haute juridiction bi nga xam ne nit ñi nu ñu leen di tabbee maanaam du ñu am dara lu ñuy xaar wala lu ñuy ragal
ci pouvoir bi dafa am benn jàngalekatu droit bu mag bi nga xam ne dafa ne juge yi ki gën ci juge yi mooy ki nga xam ne amul lu muy xaar wala lu muy ragal fii nag gis nañ ko président conseil supérieur de la magistrature président de la république ministre de l'intérieur nga ci ministre de la justice ci progression wu carrière bi mais surtout bu ñuy tabb ñenn ñi mais président de la république moo leen di tabb maanaam même bu dee yow président déjà day tabb mais buy tabb moom day xool doful day xool ñan ñoo mën a jàppale politique am mu progresser ñooñu aussi même bu leen ko président waxul comme nu borom kër gi doon wax ñoom xam nañ lu lees waxul ba mu toogee man bañ ma convoqué 48 heures avant nee ñu ñëw leen nañuy juger affaire bi yaakaar juddu ñëpp sénégalais yi di ci wax mais sa waay dafa génn ca ngoon sa depuis Paris def conférence de presse am wax lu pour nit ñi xam lu lees waxul ko moo di ne élection yi day am alors que du moom moo war a décider xam na ko dafa am séparation des pouvoirs du moom que rien n'autorise en cela pour wax élection day am wala du am alors que am na contentieux mais ba ñu ñëwee mbir ma comme dafa tombé dañu ne mbir mi dañ koy dàq parce que effectivement pour bonne administration de la justice la ba ñu ñëwee aussi gis nañ que maanaam Cour suprême nu mu rendre décision da ngay gis ne sax Cour suprême mais dafa xat parce que lu ñu koy laaj mooy xoolu compétence am liggéeyam maanaam sas bu njëkk mooy loolu mooy juger conformité wu décision yi nga xam ne moom la gouvernement di jël ak yeneen ponk ak. mais yéen tamit li ñu leen faral di reprocher opposition bi mooy bu conseil constitutionnel waxee loo xam ni arrangé na leen ngeen tàccu ne jaar na yoon ñoo fi gën bu ñu waxee loo xam ni safaan ba la yéen it ngeen xarab. par exemple liste kaawu Dakar Yewwi ñu bëri jàppoon nañ ni liste ba warul warul jàll loolu lañ jàppoon defoon ko seen xel paradoxalement liste ba jàll ñu tàccu léegi ni ñuy wax ñu invalider yeneen wala dàq comme ce recours bi tey nga ñëw taxaw ne ñii daal nañ leen fi jëlee def haute cour xaw ma haute autorité nangam foofu tamit est-ce que du yéen politique yi yéen a war a xoolaat seen bopp. selon lu ñu leen di juger bu teyee bu leen arrangé ngeen tàccu bu ëllëgee bu leen arrangé wul ngeen xarab. non xam nga fii peut-être am na ñu koy def mais man bokkuma ci ñooñu. ñi ma xam dëgg xam nañ ko ñaata décision lañ fi dugal kenn dégguma ci parce que tout simplement. daa am àtte li nga xam ne ndaam juge yi ñoom dañu souverain maanaam mais mbir mi kenn mënul réinventer la roue comme ni ma koy faral di waxee mu ngi mel ni rek benn imam ñëwoon taxaw bëgg a firi alxuraan mais fu muy tàmbalee dafa bëgg ne Muhammad yàlla yónniwu ko donc xam nga loolu xel mënu ko nangu maanaam dañ ulema yi bu ñu ko arrêté wul mais benn taalibe mooy jóg ne ko déedéet donc loolu mooy situation bi nga xam ne ci la ñu nekk parce que boo ñëwee nga bëgg ma gëmloo ne benn règle bu entrer en vigueur postérieurement au dépôt moom ci ngay sukkandiku pour valider mais loolu ba ilaa yow mi diini du ma ko nangu te du ma ko jàngal étudiant te du ma ko jëfee man ci sama liggéey. parce que àndul ak yoon. alors très rapidement léegi fi ñu jëm nii ñi ngi ban xeeti xeex. ngeen mën a continuer def ngeen ñu dégg leen surtout que gis nañ benn bu juddu ci opposition bi concert de casserole yow xeeti xeex boobu ndax approuvé nga ko ndax ni ñuy wax force de l'ordre yi kontaan manifestants yi kontaan et puis ñëpp ñibbi dem seen kër problème du am coow du am yow est-ce que adhéré nga à boobu. waaw loolu lu muy wone rek. moom mooy que tey Sénégal fu ñu toll. dañoo tënk liberté yi. maanaam dañoo dellu ginnaaw delluwuñu ginnaaw sax ci Senghor mais ca buur ba Jolof la ñu ngi dellu wala fu ko gën a sori lu ko tax parce que tey nit ñi mais liberté publique yi ça doit s'exercer en public mais état dafa ñëw confisquer espace civique boobu donc nit ñi foog ñu am ay moyens alternatifs mais théâtre ci loolu la juddu parce que buur da doon censurer boo waxee sa xalaat ñu tëj la ci la gars yi créer ay fiction pour dénoncer ay affaires yi nga xam ne donc ay moyens alternatifs de lutte la mais beneen bi moom mooy tey ban pour tontu ci sa laaj bi nan la ñu nar a wóyalee xeex bi ci ñaari anam parce que gis ngeen ko annoncé nañ leen ko ci même jour ba maanaam ñaari waxtu après ba dogal ba daanoo saisir nañ commission wu CEDEAO bi président wu commission bi pour mu def rapport à la donc conférence des chefs d'État et de gouvernement pour ñu jël ay daan
teg ko ci dirigeant ci ndoddu Macky Sall ak ci ñoñom parce que dañu xëtt yoon dañu xëtt même protocole bi nga xam ne ci la ñu sukkandiku pour daan Mali pour ci pour daan waa Guinée protocole bi lu mu wax moom mooy képp ku xëtt protocole bi ak ci anam bu mu mënti doon mais yeyoo nga daan donc mook ñoom ñoo yem atte benn ñaareel bi moom mooy ci fan yi di ñëw di ngeen ñu dégg danañ teg benn kuréel bi nga xam ne aussi moo nar a ëmb résistance politique bi nga xam ne wax nañ ko peut-être mot bi tey dafa chargé mais en tout cas lutte politique bi danañ ko xeex et sur le plan national et sur le plan international. Alors très rapidement am na actualité tamit boo xam ni comme homme politique nga mënuñu la ci bañ interpeller la xew diggante frontière Espagne ak Maroc ay doomu Afrique yu bëri yoo xam ni dañ faa loru ci kàddu Moïse Sarr secrétaire d'État bi yor Sénégalais de l'extérieur nee na ñu def nànk ndax ba léegi mënuñu siiwal ni doomu Sénégal bokku ci Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières moom nee na mu amul xel ñaar ni doomu Sénégal dana bokk ci ñu loru loolu xew noonu tamit maître nan nga koy jàngatee. lu ma koy jàngatee moom mooy mbir mu tiis la. et que suñu dirigeants africains yi tey dañu war a jàngat ci mbir moomu ñaar moom mooy tey li tax jeunes yi. di génn réew mi massivement muy Sénégal wala muy beneen réew bu nekkul Sénégal nekk Afrique moom mooy ñàkk liberté bi nga xam ne moo fi am. moom mooy parparloo bi maanaam boo bokkul ci seen système amoo benn perspective loolu mooy tax mu jaral leen ñuy xaru parce que amuñu xëy amuñu yaakaar ba tax finalement risquer seen vie yóbbu leen foofu. ñooñu tey bu ñu demee nga mu nekk doomu Sénégal wala mu bañ a nekk doomu Sénégal loolu c'est pas pertinent. maanaam lu am solo moom mooy tey mais moom président Macky Sall mais mooy njiitu Union africaine. tey lu leer ba leer moom mooy au moins ay africain lañ ban nationalité lañ xamuñu. tey moom moo waroon a wone boppam. bon siiwal na kàddoom ci. tweet xëy na nag tweet waaw xam naa ni tweet doyu leen. c'est pas à la donc siiwal na kàddoom ci vidéo yi nu ñu traité sénégalais yi africains yi ñu jàpp foofu. yeew leen mel ni même bay sax doo ko takkee noonu. c'est horrible xaw ma sax ci wolof. sans côté ñi gaañu. tey gisoo benn protestation diplomatique loolu yoon la. gisoo benn ambassadeur parce que tey. gis nga yoon la woon donc ñu woo ambassadeur ñaari dëkk yi nga xam ne laale nañ ci ñu indi ci ay leeral. lan la ñu Espagne bëgg a gëmaloo. mu ne ay migrants yi nga xam ne yoruñu dara yoruñu paaka yoruñu jaasi yoruñu fital ñu ne dañ leen envahir loolu gëm nga ko. et puis loolu tey dafay arrivé ci benn contexte 2 poids 2 mesures. est-ce que gis nga tey migrants yi nga xam ne ay réfugiés lañ ñoo doon génn Ukraine nan lañ leen accueillir ak dañ leen traité. loolu aussi c'est une manière de montrer que ñun dañu war a respecter maanaam tey waruñu nangu mais loolu aussi ça dépend rek ci ñu ñuy jiite. maanaam nu ñu koy waxee uude nu mu la gisee noonu lay ëwalee parce que bu ay nit ñëwee nga gis teg ci sa bët jaxran gis lu ñu leen di maltraité nga nekk président de l'Union africaine. il a fallu déjà toute la journée nit ñi ne sa waay waxul nga jékki yónnee benn tweet mais loolu c'est trop léger. alors il nous reste encore 1 minute ma interpellé la ci loo xam ni xibaar bu jip boo xam ni dañ jàpp fukk ak benn ñoo xam ni dañ naroon def naka sudul noonu salfaañi réew mi en marge de la manifestation du 17 juin loolu tamit en tant qu'avocat mais aussi homme politique bu dee xam nga dara ci dossier bi dégg nga ci dara loolu noo ko jàngate. non dossier bi xaw ma ci dara. maag yéen a ko déggandoo. en tant que homme politique. tey jàngat bu ma ci am moom mooy. damay wax nañu bàyyi fowe xelu sénégalais. kon yow gëmoo ko. non man gëmuma ko peut-être am na ay nit yi nga xam ne ña nga doon préparer seen manifester peut-être di defar seen i affaire pour taal ay pneu yooyu. mais pas en rapport avec. xam nga loolu tey dañuy dem ba dañuy fowe dañuy néewal doole. lutte contre le terrorisme. bés bu fi terroriste dëgg taxawee wala ñuy préparer xam nga bu ñu demee naan leen wuy ay terroriste lañ. donc dañu yor. mais maître xam nga avocat nga tamit. terroriste bi rek du ki jóge bitim réew. wala comme ni ñu koy déggee. ñu naan dëkk sàngam am na mais jëf ji. dafa am jëf joo xam ni boo ko defee dañ lay méngale jëfu koo xam ni. waaw mais ñaari mbir lay ñaaw benn. te am na àtte bu fi amoon tamit su ma jumul daaw la wala loi. waaw boo xam ni voté nañ ko daaw. ñaari mbir lay
ñaaw. benn ci ay procès-verbaux la ñu sukkandiku. pour tey jëndee mbir mi ay turu nit sant seen dëkk. loolu waruñu ko def benn. deuxièmement kan moo génnee mbir mi. mais loolu yàgg mais na fi tamit maître yàgg na fi léeg-léeg yéen avocats yi. non ma ne la ñi ngi koy reproché oui ma ñi ngi koy reproché journalistes yi policiers yi. mais léeg-léeg yéen it dossier bu leen arrangé da ngeen ñu koy jox ci suuf. ah man de mosuma joxe dossier loolu xam nga ko donc mais tey. waaw yow moom mosoo ma jox dossier. waaw donc wax ko ñee la koy jox dossier. donc mais tey li ma lay wax moom mooy mbir mi lu tax ñu teg ko ci place publique bi. c'est parce que tey dañu bëgg a dox ci xelu sénégalais yi gëmloo leen ni attention am na benn rebelle bi nga xam ne ci lu ñu wax dafa bàyyeeku Casamance ñëw taxawoon na place de l'Obélisque mais tey même bu rebelle bi bàyyeekoo Casamance ñëw jël otom taxaw manifestation publique mais lan moo ci yoonu Yewwi Askan Wi ku la neex ñëw léegi force de l'ordre yi ñoom seen liggéey la di wattu ak renseignements généraux yi ils n'ont pas tey maanaam terroriste dëgg ñu waxante dëgg bu bëggoon taar réew mi nga foog ne dana ñëw ñu ne lan lay préparer ñu ne moutarde la jël boole kook essence ak lan. acide ak acide non nañ bàyyi ko foo xelu nit ñi waay loolu du bomb. du bomb cocktail molotov. mais cocktail molotov la moom la ñuy utiliser ci manifestation cocktail molotov nag buñ ko centré ci. buñ ko sànnee ci centrale. moom laa la wax maître nañ nangu ni. mën na indi loraange goo xam ni. man loolu moo tax ma ne la tey damay xaar gis ay éléments. parce que lu tax ma wax ko foofu lay jeexalee. wax nga ko fii yàgg nañ fii gëstu ay dossiers gis nañu 2012. ci dossier wu jeune Colobane yi dañ leen jël torturer leen jël ay affaire dugal ko ci seeni partie intime ba finalement ñu signé ay procès-verbaux xamuñu sax lu ñu signé. nañuy sukkandiku ci ñooñu wax lu leen neex. foofu ñoo bokk gis-gis àjjuma bii passé ci émission jàkkaarloo boo seetaanee. bokk naa ci ñi ne. lii garaaw na garaaw goo xam ni. moi je demande à voir. aussi bien li leen jàppee yi ñu doon defar ak ñi ñu jàpp. est-ce que du ñu yam ci joxe tur. du ñu yam ci joxe tur nañ leen wane ñu gis ko na procureur wane ñu gis ko. il faut des preuves nañ ñu wax ne. est-ce que bañ leen di déglu seen avocat teew na parce que règlement UMOA bi lu mu wax dafa leer. ñu wax ñu yan avocat pour ray nit terroriste ak keneen ak ci yam dafa war am avocat am à ses côtés. mais bien sûr nañ ñu wax léegi turu avocat yi teewoon ba ñuy signé xaatim procès-verbaux yi ñu liir biral ni ñoom ñoo ko reconnaître. maître ñi ngi lay gërëm Pierre Da Silva mi ngi ñuy fàttali ni waxtu wi dab nañu ma war a faram-fàccee léegi xibaaru marax yi ci kattanu borom bi kon ñu ngi lay gërëm di la sant di